bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média émission wareef nag waxtu bi sañ nañ leen wax kendal ak jàmm ñu ngi wax nag bon appétit di ko wax njaayeen yi ñi nga xam ne ñoo sant Jóob xam nañ ne sax ña ngay noppalu wala ña ngay liggéey macha allah ndax loolu la ñu baaxoo ñu ngi nuyu sunu PDG mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel ñaanal leen jàmm ak salaam wéyal boobu nuyoo dem seeti kilifa diine yi ak kilifa aada yi saa bu nu ko waxee xel dem ci xalifa généraux yi yal na yàlla yàggal seen taxawaay te mu ànd ak jàmm macha allah ñu ngi dugg itam ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di wax maladie massa te yàlla yëkkati leen ak jàmm ñi nga xam ne itam ñooy médecins yi yal nañu leen yàlla sàmmal ak képp kuy yëngu rek ci mbirum santé macha allah beneen salaamaaleykum ñan ñoo koy moom mooy ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw noo ngi leen di massalu coono toogaay yooyu àddunaa ni mel ku fi ne ku ne di nga ñam ci yi nga xam ne moo fiy am te bu dikkee léegi saay nga kontaan léegi saay nga jaaxle da ngay foog ne sax yàlla yow rek la teg nattu waaye déedéet boo waxtaanoon ak sa morom di nga xam ne li la yàlla teg na ko keneen macha allah gën a woyofa gën a diis a fi ne waaye yal na yàlla woyofal lépp macha allah ñuy fàttaliku nag sunu wayjur yi baax yi ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ni ma koy waxee ci ñun sunu xol dañ leen a teel a ñàkk donte yàllaay dogal ci waxtu bu mu ko neexee yal na yàlla sàmmal ñu leen ca fa ñu ne yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe yàlla taas ñu ci barke mag ñu baax ñi 88 la 628 22 22 88 628 04 05 ngeen mën a waxtaan ak Ndoye Bane mën a waxtaan ak Ajaratu Linguère waaye tey itam sunu invité di ki nga xam ne rek mooy maire Grand Yoff ñu am bànneex bu mag a mag di ko fi dalal ni ma ko mënoon tooñee xale lu Grand Yoff yëpp ñu ngi ñuy seetaan bu ngeen bëggee xam maire fan la jaar ba nekk maire kon boog mën ngeen a jàkkaarloog ñun Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax a baax. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar mameek gan gi monsieur Diop monsieur le maire de Grand Yoff di ziar kilifa diine kilifa aada ci yewum bi yëpp di ci jiita sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér yal na ko yàlla di ziar waa Pire Saniokhor xalifa ba sëriñ Mansour Cissé sëriñ Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne la maire sëriñ Boub ñu ngi koy nuyu bu baax ak Baye Badou Dieng ak notable yi fa nekk yëpp foo see ne ñëw rek xoos di nuyu monsieur le maire Khalifa Sall di nuyu yóbbante ci moom ab nuyoo ak sama benn ndijaay bu nekk Grand Yoff foofu moom doog laa mbokk ci Grand Yoff ñu naan ko Omar Faye yore mouvement pour le développement ñu ngi koy ziar bu baax moom Omar Faye day financé ay femmes yu bare bari fële ca Grand Yoff ak li ko wër Sénégal gi yëpp sax lay dem ma koy ziar di ko nuyu bu baax a baax sama nijaay ju baax la d'accord sa nijaay ju baax la waaw kon suñu nijaay boobu Omar Faye Omar Faye waaw ñu ngi koy nuyu bu baax maa ngi koy ziar dama ko gëj a gis lool yow de kuy sa nijaay ñu war ko woo rek wax ak moom mu wax ak yow non kooku gëree la ndax ñuy teg ci plateau mais nag kooku soo xoolee xam ne mbaadu da ngay bind ñu signé soo xoolee xam ne sama nijaay la macha allah gëree la Omar Faye kontaan nañu ci yow ñu dalal Linguère balaa ñoo dem ci Madiop Diop laa koy wooye Adja Linguère salaamaaleykum moom de boole na ay jóobam yu bare damaa xamul nag nan la nar a dikkee daal mais indi na ay jóobam yu bare tabaarkàlla macha allah kon dañuy door rek niñu daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloo rek ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal sunu maam sunu soppe maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàgg fi lool te wér li ko waral mooy ñooy kenu mbaar mi ñun bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi di ñaanal itam yaay déggeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono ji ñu toog di wax na képp ku nekk ci naqar wala nga nekk ci tiis ndax dafa am ku la jege ku dëddu wala nga am sax naqaruk ñàkk wala wéra di ña nga lay fekk fa nga nekk di la massaw di bokk ak yow tiis boobu di ñaan yàlla mu defalal la wala mu seralal la wala mu wutalal la lu ko gën waaye képp ku ci nekk ci bànneex itam yàlla na gën a saawaan baawaan ne dugub bi suuna ba nga mën koo jariñoo di ziyaaran nag njabootuk Cheikh Abdoulaye Lahad gi yëpp ndax jàll nañu ci màggal geeg jàmm lépp lu ñu ci ñaan rek yàlla na saawaan baawaan ci njaboot geeg ci askan weeg ñëpp taxaw nag tey wax joyeux anniversaire Abdourahmane Diouf kooku nag jabar ji da koo noba nob ba di ko woowee bébé wax dëgg yàlla muy taalibe Maulana Cheikh Ibrahima Niass Kor Ndiaaya fële ca Parcelles di ko wax ne ko Diouf dundal ba énervé loo dund doyul ndax sa dund am na njëriñ waaye kenn du Aana Ndiaye bu Mama Yacine kooku ku nekk xam na ne mooy ndey daara yi tey di bësam la 8 bi di ko wax ne ko Aana yow itam dundal ba énervé ak mboolem kuy natifu bis bi di wax monsieur le maire ne ko dalal ak jàmm tey nag xam naa ne Grand Yoff moom dégg naa ne yéen waxuma la ay ëmb waaye ay conteneur ngeen juug yu ñu war a waxtaanee kon xam naa tey waxtaan wi dina neex macha allah
macha allah ajaratu Anna Ndiaye mbokki Biliba. wallaay Biliba mu Njëkkee Adja Ami Diagne. ñu ngi koy wax joyeux anniversaire. wallaay ndeysaan. di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér. amiin amiin. teraanga gu sax yal na ko yàlla defal. amiin amiin. ma Diop Diop wala ma ne Alaaji ma Diop Diop ndax xam naa ne tur bi dafa Alaaji wér. nan ko tur bi la âgé lool. waaw macha allah fii de ñi dend ak yow. ay tooñkat lañu. man doo nga ci tane macha allah. waaw mais sant yàlla bisimilah Diop. ñu ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi la koy delloo. di nuyu mboolem ñu seetaan. di jël sama nuyoo di ko teg seen nuyoo ñu ngeen nuyu ñëpp ma nuyu leen. alhamdulilah di ñaan yàlla émission bi yàlla nekk njariñ amin Diop pour ñu ñuy déglu ñëpp. amin nuyu waa Grand Yoff yëpp waaw. très bien ñu ngi kontaan ni ma koy waxee rek Ndoye Bane itam ni ma naan tur bi maa ngi tooñ ma Diop nekk tur bi dafa alaajiwe waaye Ndoye Bane itam dafa maire moo tax bi émission wareefu maire yi dikkee gannaaw il est toujours à côté des maires dañ ko géewal rek di ko seetaan ak ay maire am macha allah ñu leen di fàttali ne maire Grand Yoff moo fi teew muy ma Diop Diop Ndoye Bane xanaa di nga ko laaj fan la jaar rek ba nekk maire. waaw ndax mu sonn na ko xalaat. waaw fu mu jaar ba nekk maire mais nag ñoom nag seet na xam nga dafa élection 2014 yi. mën naa ni moom 2014 la 2014 la waaw mais mën naa ni ñi falu ñëpp mën nañu wax di ñoom lañ fal Khalifa Sall lañ fal. xam naa lépp. ak yi fi xewoon moom yëpp mii defe naa ni daal est-ce que du woon surprise ci fal bi ne moom mooy maire est-ce que nekkul woon surprise ci quartier parce que dañoo yaakaaroon ni peut-être Khalifa Sall moom mooy nekk maire Grand Yoff après moom bi mu fëlee xam naa ni am na ci surprise ci dëkk ma doon laaj keneen ku dëkk Grand Yoff Mimi. waaw Mimi waaw Mimi est de Grand Yoff effectivement aussi Touré dama doon Mimi. laaj lan nga diggoon waa Grand Yoff ou bien seen coalition boobu lan la diggoon waa Grand Yoff nii soo leen nekkee maire di ngeen ko defar ba bañ fal leen lan ngeen leen diggoon. waaw xam nga nee nga xam naa nekk na surprise mais man dama mës a gëm ne maay nekk maire Grand Yoff 2014 te ñi ma jege woon xam nañ ko. mais jiite woon liste bi. waaw parce que Khalifa Sall moo jiite liste bi. waaw Khalifa Sall la ñu fal. waaw man su ma nekkee maire Khalifa tax. waaw ci moom la jaar. mais d'accord nga ni waa Grand Yoff Khalifa Sall lañ fal Khalifa Sall puus ñëw teg la. Khalifa lañ fal mais xamoon nañ ne Khalifa mënut a nekk maire Grand Yoff. lu tax. parce que mu war a nekk maire Dakar. mu loo nekk ñaari maire à la fois. kon xamoon nañ même bu gañee dafay teg keneen. mais xamuñu woon ni yow la fay teg. amuñu yaakaaroon ne man la. ban position nga nekkoon ci liste bi. maa ngi woon 32e position. voilà kon ba xamuñu woon ni yow la kon. waaw mais mbaa du loolu la ñuy wax naan lu yàlla na mu war na lu mu àggale daa jot. c'est vrai. non man. kenn xalaatu ko woon. man dama nekk maire ak mérite. 2009 2014. maa nekkoon 5e adjoint au maire bu Grand Yoff. dañ yaakaaroon sax maay maire bu Grand Yoff man. te ma gëm ne yàlla dafa ne. du fay wax bàyyi jëf. ñu ma daan xëccool mairie bi boo leen tegoon ci mbedd yi mën la ñëpp xam. à part Khalifa Sall. donc dama liggéey pour nekk maire. mais nag si Khalifa ko yàlla dogalee mu jaar ci moom. dégg nañ la. te bi ñuy nekk maire. ay candidat ma amoon bii taxawu Dakar ku nekk teg sa programme. wax li nga war a def. conseil bi voté. da nga laaj li ñu waxoon waa Grand Yoff. lan nga leen digoon. li ñu waxoon ak ñoom bi ñuy départ. ñëpp gis nañu état civil bu Grand Yoff ni mu meloon ñun bi ñuy campagne. ñu ne leen dañ koy toj defaraat ko ba pare fexe informatiser état civil. bindal. très bien benn. ñu ne leen matinité bu Grand Yoff da doon daanu day daanu. kuy accusé sax da ngay tiit ndax dal bi doon wàcc. waaw am nañ yéene defar ko. bindaat na. muy ñaar. ñu ne leen foyer bi nga xam ne Khalifa ko fa defoon mu yàgg fa. mi nga tudd ak jamono. da ko bëgg a def complexe. mais Mass Arafat bi nga xam ne da doon daanu dal di daanu dañ ko bëgg a tabaxaat. tali marché Grand Yoff bu mag bi dañ ko bëgg a pavé defar ko ba mu xaw a méngu ak jamono. jardin HLM Patte d'Oie kenn daaw fa toog dañ ko bëgg a defaraat. rond-point hôtel de ville bi ñu nekk ñun. li mu nekkoon mooy dépotoir d'ordure dafay takk ay fas. def lu nekk dañ ko war a defaraat. école yi dañ leen war a réfectionné waat. defaraat leen. xanaa douze yi bokku ca. école dugal douze école yi nga xool. daa demal waaw damay laaj rek. da nga fay dugg nga xool. soo duggee xool. waaw damay laaj non damay laaj parce rek. que dañu bëgg émission bu leer. waaw. ay promesses. ak ay réalisations. tout à fait. mooy tenir yoon de. waaw waru mais ñàkk yi su c'est ma ça qui waxee- tient la route. su ma waxee nga dugal dara mun naa Non, non. fàttali lu am solo. waaw dawal waaw dama
boo bëggee ñu déglu ñu mu leer. waaw dañuy déglonte. man ci dendoog Ndoye Bane tey gënal na ma de. beneen bi waaw mais lu tey ñu cabaxal ko de. mooy marché Grand Yoff. waaw dañ ko war a defaraat parce que li féetoog tali bi yëpp a yàq raw na ci biir. mais ci biti moo gën a yàqu. marché Grand Yoff. waaw mag bi. maintenant yooyu ba pare yi nga xamante ne beneen mooy stade Diaglé Bakayoko. ñëpp xam nañu di woon stade. terrain la woon. dañ ko def stade. yooyu yi nga xam ne mooy yi nga xam ne dañu di waxate waa Grand Yoff yi. yooyu si la bokkoon. ok d'accord ay terrain ak yu bare bari mais yi ngi fi lim yëpp maternité bi yaa ngi ko jox askan wi ci atum 2020 bi. waaw fekkoon na seen mandat jeex kon ce qui veut dire que yéen seen mandat fi mi ngi waroon yéex 2019 su sa mandat arrêté woon 2019 li réalisation yi nga wax yëpp dootoo ko mën parce que maternité bi 2020 la pare marché bi song ko ci 2020 bi presque daanaka su dee pare na tamit ci la pare ou bien yaa nga ca ba léegi beneen mooy stade bi ngay wax pareegul ba léegi te stade ba su cité millionnaire day football ak Arafat mbooloo moomu ñu muy drainer xaju fa jeune Grand Yoff yi suñuy football stade Demba Diop la ñuy dem wala stade de l'Amitié ñaari stade yooyu tëj na suñuy football ña ngay football ji ba Pikine lii yooyu yëpp xam nañ ko marché bi nga ne yaa ngi koy defar lan moo tax marché Grand Yoff benn koy defar commerçant yi kenn ku nekk joxe as tuut lan la ci maire bi def ci defarum marché boobu. ak kan moo gagné marché loolu la ñuy woowee Ndoye Bane ndimbal na ca fekk loxol borom. wala man mi den commerçant ca marché Grand Yoff ba ñuy defar marché bi am na lu ma joxe. waaw mën naa wax sax somme bañ joxe. waxal somme bi ñaata non non ba jarul ma koy wax. am na solo débat la nekk dama bëgg mu leer. xam nga ko xam nga. non man xaw ma yow yaa xam. foofu si nga bokk ma 250 000. voilà joxe nañ 250 000. maanaam juróom fukki junni. waaw commerçant bu ne juróom joxe na fukki junni 250 000. waaw mairie bi mooy defar kan moo gagné marché boobu ak lan ban dërëm la ñaata la ci mairie bi def ci defarum marché Grand Yoff. wala ñuy ñëw ci marché xaar yàlla bi nekk monument. très bien. waaw da ngay jaaxase ñaari marché yi. ñaari day jaxasewuma dama ne bala ñoo ñëw waaw ban marché bokk la li ngay wax da nga ko maîtriser wul à 100%. waaw d'accord kon yow mi ko maîtriser kon leeralal askan wi. nopp ma leeralal parce que yow yaa ko war a nopp maîtriser. ma leeral non da nga ne am nga fa kan am bokk nga suñu joxe kon yooyu mu joxe war nga xam fan nga joxe ban marché nga joxe. man dama joxe exemple ci man. ah ok. man aw ma fa man dama bëgg mu leer rek. waaw ñëwal. voilà bu njëkk yi mooy maternité Grand Yoff bi. waaw nga ne 2020. nga ko lañ ko pare. waaw ñëpp xam nañ ne booy def infrastructure ay appel d'offre ngay lancer. daaw ay procédures yooyu topp ba mu jeex. ñu lancer ci gagné marché bi yéexal ko ñu annulé ko. mais li am solo su ñun. mooy lañ waxoon ñu def ko. dama ne booba seen mandat 2019 la ji da jeex. non su fekkoon ne yemale na 2019 est-ce que maternité boobu di nga ko defar. waaw mais. li parce que tax 2019 fekk na ma fekk defaru goo ko. fekk na ñu nekk si. waaw pareegul woon. fekk na ñu nekk si mais pareegul woon. mais état continuité la. su parewul woon. ki ñëw yeggali ko. xam na ñun suñu pas-pas def nañ ko li ñu yéene woon. commencé nañ ko. Ndoye Bane sax daf la teel a sànjaafu rek parce que bi ca njalbeen da nga doon liim. waaw ay réalisation ma bëggoon a xam. la fa def dafa ndax bari ba réalisation mënul lim mujj lépp. na sotti. non maternité ba sotti na mais actuellement fonctionné wul à 100%. maternité bi waaw mais nga xam ne politique moo ko lal. te maternité bi sotti na. waaw benn ku fa dugg foog ne clinique la. d'accord. bi ñu koy tabax amul woon dara à part accouchement kese. tey ba fa duggee am na 20 lits d'hospitalisation. am na couveuse pour crèche. très bien am na électrocardiographe. d'accord am na te yooyu may wax ñoo ko jënd suñu moyen bopp de. ñoo ko tabax suñu moyen bopp. équipé ko suñu moyen bopp 1 franc état bu Sénégal demu ci. non non waru cee dem sudul soono laisse-moi dotation terminer rek. donc acte 3 leen toll yéen yaa war a defar loolu état bi ñëw su lay appuyer la ci fonds de dotation mais ni mu demee noonu nga ko defaree noonu nga ko war a defaree noonu la war a demee man it noonu la war a demee continuer. am na électrocardio ñoo ko fa def. am na couveuse pour crèche ñoo ko fa def. am na 20 lits d'hospitalisation yoo xam ne bees tàq dernière génération lañu génnee def ko. ci biir salle d'accouchement bi. am na machine pour cardiaque gu xale yi ku xale bu juddu tey léegi bu njëkk bi dañ laan tàpp pour nga jooy. des fois nga bañ a jooy di baa ne teg machine bi rek nga jooy. xanaa day def massage. lépp la koy def. ba pare ñu am laboratoire. boo xam ne ku accouché dootoo génn si biti fa nga koy defee. ba pare ma matal échographie. labo bi pour analyse yi. analyse. ak machine pour écho. mais ma ne la machine pour. échographie échographie. échographie. boobu kese la ñu def partenariat ak benn
benn gynécologue. loolu daf ci am solo ndax gis nañ ne léeg-léeg nga dem ci benn centre de santé ka nga xam ne dafa wan na lor war a accoucher Ndoye Bane. ñu ne ko na dem bërëb sangam dem defee fa écho. indil ñu échographie. mais bu loolu amee kon leen defi fa analyse boole ëmb. waaw loolu daal bu ngeen munee di dajale loolu am na solo. bi loolu amee tey. waaw. couveuse bi doxul état daa bañ mu fonctionner. ndax lan. électrocardio bi doxul état daa bañ mu fonctionner. ah. laboratoire bi doxul état daa bañ mu fonctionner. ah. mais écho bi doxul daa bañ mu fonctionner. état mooy bañ mu fonctionner. waaw. ndax la yilif santé bu Sénégal. santé compétence transférée la. mais daa am kilifa. ñu à part tabax équipé amu ci benn dogal. ak yóbbu agent amu ci benn dogal. ñu ne foofu du centre de santé poste de santé la. dafa diis pour moom. waaw mënul maanaam am attanu ko dafa am norme yu. mënul am poste de appareil santé yooyu. di wuyoo. d'accord mënul am appareil yooyu ma jënd dafa ëpp ci poste. d'accord foog mu nekk centre. très bien. ñëpp xam nañ ne Sénégal daa am problème mu crèche. aha crèche yi motul. Dakar fii sunu crèche yi. crèche yi motul. ko am doom prématuré. ah wër foo ko dugal da nga koy wër ba tax doo am foo ko dugal. état bu bëgg a liggéey ba accompagner commune. commune dafay effort tabax équipé mu war a am fulaak fayda ériger ko en centre de santé. ok d'accord ñëwal ci marché bi. non fa laay jëm ah non 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 Ndoye Bane il faut mu wax ñu non non tuuti. non waaw waaw mais non mais ñu may fii laa yegg tuuti mu leer. parce que li muy wax tam dafa. yëpp ay leer fii. waaw. dara du lëndëm. ba pare su fekkee ne yooyu mënul dem. mais laboratoire kay am na poste de santé yu am laboratoire Sénégal. boo demee parcelle am na poste de santé am na laboratoire pour ñu bañ a laboratoire. laboratoire bi sax mënuñu ko sax installé ñu bañ ko installé. échographie mën na am poste de santé am ñu ko am. est-ce que machine yooyu du yàqu après parce que bon bu fekkee dama ko bâche. maintenant xam nga nu may def. lan ngay def dama ko yóbbu sami municipal ndax sami grand la bokk. loolu mooy li ma la waroon a laaj. Voilà, fa ñun- nga xam ne dafa mag lool am na feneen fu mu xaj nag. te sami ba mu koy ñëw ñun amul bloc laboratoire te am na bloc tey. la woon fële yëpp dox na. tey sami am na bloc ñoo ko fa def. la nga yóbbu woon fële te ñu bañal la non ko. yóbbaguma fa dama doon xaar ndax état dina changer position. d'accord mais fa laay jëm. très bien mais dañoo bëgg waa Grand Yoff. Waaw. ak autonomie ci santé. d'accord di ñu jox ñun. Waaw. muy compétence transférée. Waaw. moom ak suñu bopp téye ko suñu bopp. bañ ci yaakaar kenn. waxtaan la laaj waaye. beneen bi mooy lu marché baax bi moo la gën a soxal. marché bi du marché Grand Yoff marché Arafat la. marché. Arafat Arafat bokkul bokk. ci. waaw non da nga wax ñaari marché. waaw da nga ne sànq. waaw mais ci mel ne Grand Yoff la bokk rek. damay déglu ma wax la. waaw mais soo nee Arafat day mel ne Arafat bokkul ci Grand non Yoff. si say wax yow. da ngaa tergiversé. waa ñaari ba marché xool lu leer. waa déedéet ñaari marché ma bëgg mu leer. ban marché ngay wax xamoo ko yow. waaw déglu ma su may juum. Waaw. ci ñaari marché yi laay juum. léegi jungóob laa bëgg dindi mu leer. marché Arafat mooy marché bi ne monument. voilà. voilà bu wax ak ñëwoon rek. attention ban monument. Monument Xaar Yàlla. waaw da ngay préciser parce que ñun ñi dëkk Fass itam fa ñu am monument la. voilà dafa ne sànq. waaw. place de marché l'Obélisque. Grand Yoff nga tabax. d'accord suñu paree dem marché monument. waaw d'accord. ba koy xamal ne marché monument laa tabax. marché Grand Yoff tabaxaguñ ko. waaw ñëwal. pour mu leer. d'accord marché monument bi ñu koy tabax fekk na lépp yàqu na mooy hall bi. d'accord parce que commune hall bi la moom moomul cantine yi. cantine yi seen borom ñoo ko moom. ñoo ko jënd. lu fa mérité dafay Ñu waxtaan loué ba ko. pare voilà. hall bi la moom. d'accord bi ñuy def hall bi. commune mënul ñëw tabax marché moom kese. des fois day compliqué. ak engagé yëpp ay chantier dafa bari. ñoo benn promoteur. au commerçant yi. ci biir mairie bi. waxtaan ak ñoom. waaw ñun ne ku nekk cotisé 200 300 mille. ñu ne dafa cher. table boo jëndee woon ay 2000. 250 mille 200 mille. ci ndaat ko tey 2019 2020 250 mille est-ce que prix bi jar na ko jaru. ah damay ne jar na ko ndax la ca yokk barewul. te ba pare sax. ñeent fukki junni la dara woon yokku aussi. juróom fukki junni. waaw commune participé 15 millions francs CFA la commune contribué. accompagner commerçant yi. tey marché boobu Dakar ba mu daj marché jën bi gën a set gën a rafet marché boobu la. soxla am bourse d'incendie soxla nañ ko fi. am lépp jar na 250 mille. loolu lañu fa def si marché. beneen marché bi. beneen marché bi suñuy marché nañ ko ci boole Ndoye Bane ndax commerçant yeeg ñiy seetaan. Grand Yoff modèle la. du ñu am ay extincteur lakk bu amee da ngay gis tey sunu boutique yi ñun ñi nga xam ne dañuy gérer ay salon kenn du ci am. nu extincteur marché bi am na bourse d'incendie. très bien dégg nañ la. dégg nañ la ñu suñ Grand Yoff modèle la modèle. Grand Yoff men du ñuy testé fa lañ koy testé. pourtant dafay am problème. laboratoire la Grand Yoff. dafay am laboratoire. day am problème mu sécurité de. Marché Grand Yoff. waaw.
protection civile ah moo ñëw def vérification marché ñu pare jox ma rapport te protection civile ku xam ne commission lay doxee préfet moo koy présider préfet Dakar ñu jox ma rapport d'accord ne ma marché bi yàqu na da nga koy tëj baa nga daaneel commerçant yi seen délégué ne marché bi kenn du ko daaneel kenn du ko tabax ñu nekk ci ay négociation barki démb la préfet Dakar jël décision ne dañuy tabax marché négociation yàgg na mun leen déggoo tabax marché maire moo ko moom prérogative bu mairie la comme waxtaan bi yàgg na déggoowu leen na ko nekk jël li nga moom mais léegi ñaar mooy am tabax baa tëj man jot naa rapport boo xam ne may na ma tëj marché bi mais loolu da nga koy waxtaane dëgg waxtaan 2 ans na dafa doy dëgg la waxtaan 2 ans doy na waaw tabax lañ jëm ba léegi waa commerçant yi d'accord uñu mais dañ koy tabax ma tëj dama bëggoon tëj marché bi semaine passée préfet ñaan ma léegi fu mu ne nii bu tëj préfet Dakar bu moo ma tëj ñaan waaw dama may ma 2 jours très bien waxtaan ak ñoom monsieur 2 jours yi passé na su tëj amee comme ñoom la ñuy fa ñu ne ca la ñuy gagné li ñuy yore seen waak seen i njaboot ak yooyu tëj bi dafay am arrangement dañuy jóge fii dugg làqu fenn wala dañuy tëj lépp ñëpp dem toog li ma leen waxoon waaw su fekkee dañoo négocier ñu d'accord waaw ma recaser leen ba tey nii buñ d'accordul du ma recaser kenn te naa ko tëj boo demee ba forcer leen génnee dootul am du ma recaser kenn waaw monsieur le maire est-ce que nii ngay waxee ak man noonu ngay waxee ak population Grand Yoff non c'est que ni may waxee ak yow loolu la laaj parce que noonu nga expliquer say question kon tey da nga jàpp waa léegi biscuit la déglu ma rek non il est très dur comme maire. non c'est pas dur je dis la vérité mais n'empêche que toi tu fasses ton travail. tu peux dire la vérité tu peux yuuxu il faut non yuuxu moi je parle comme ça naturellement c'est comme ça soo dee yuuxu nii da ngay sonal technicien bi day yuuxu ma de non c'est que mais Ndoye Bane attends laisse-moi terminer mais monsieur le maire c'est que boo nekkee noble yow waaw da nga may nongul li ma yàlla bindee non damay laaj parce que nongul naa la yow non déglu ma rek non waa kon ñii la yàlla bindee amul benn problème nous ne sommes pas des gamins voilà léegi nañ ñëw mais xam la am solo waaw li ma lay wax waaw est-ce que dégg wala dégguloo ko dégg naa la bu baax léegi dama bëgg ñu avancer ok je vous écoute dama koy dalalaat bu baax te di ko laaj dafa am ñu bare bari ñu nekk Grand Yoff ñuy laajte ma Diop ban Grand Yoff lay expliquer nii Grand Yoff expliquer waaw ban Grand Yoff ngay wax ni yow mais bu may ñibbi léegi ñu ànd ak sa caméra nga filmer dañuy ànd bu ma la toppul tey dinaa la topp non su ma sañoon tey ñu ànd nga filmer li may wax déedéet du ma la topp tey parce que bu ma la toppee tey day fekk pare nga ma ba pare mais dinaa la bett ñëw xool si la waaw bul ñëw sax si man dama directement ma si Grand parce que nag xam nga ñun demuñu gànnaar waaye xam nañu takkukaayu gileem a fa gën a yomb bu fas dëgg la te nag wal mi nag réerum géej mi dëgg la nit ñi xam nañ ne Grand Yoff ak ay problème am dëgg la Grand Yoff ak insécurité dëgg la Grand Yoff ak xale yi nga xamante ne parce que nangul nañ la dara da nga bokk ci quartier yi nga xamante ne xëy na quartier populaire yi la quartier yi nga xamante ne da nga naan Afrique en miniature la parce que nationalité bu nekk nga fa ku nekk wàcc na fa mais li nga ñu expliqué nii dafa mel ni que ni wax dëgg yàlla Grand Yoff dafa jag ba egg ca nag njombaxtan la te ñun ñu fay jaar bés bu ne gis nañ ne eggagul foofu seen marché bi dara ëpp ko problème seen maquette bi ba léegi nii jéemagu leen ci dara kon insécurité nga fa marché ba seen ñaari marché yi may romb yëpp man gisuma fa benn kii wax dëgg yàlla xëy na nag damay romb rek jàll mais beneen bi ci topp mooy ndox mi nga xamante ne bu ma ko waxee nga ne ma xëy na assainissement bokkul ci compétence su maire kon bu ko wax mais loo dëkkal yàgg ak moom yow nga dëkk biir Grand Yoff war nga ca jéem dara beneen bi ci des Eva du ma ko wax moom mais état wala ñi ko yor nañu taxaw ñu xoolaat ba xam problème mu appel d'offre parce que mënuma d'accord li nit ki war a liggéey ci 2 ans mu bëgg ko xëcc ba ci 50 heure boo ko waxee mu daw làqatu ci appel d'offre kon ñoom ñi ko yor war nañ taxaw ñu xoolaat pour may nit ñi aussi occasion pour ñu réaliser dara pour que dëkk ba ñu nekk dégg naa tamit beneen xeer booy sànni sànq ba léegi mooy que boo àndul ak état ndax yow ñàkk ànd ak état sama gémmiñ de dafa posé non da nga ne état tëj na lii cela veut dire que kon boo àndut ak état la xam nga man sànq ba léegi dama ne dooj rek ne koy fotow mooy que est-ce que kon du état dafa bloqué yow li nga waroon def ba tax defoo ko boobu ba tey wala lan mooy sa problème état mënumaa bloqué man dama gëm li may def pour lu yàlla mënoo ko bloqué mais daa am ay question yu gën yu am solo nga ne marché Arafat li ngay wax nii daa mel ni Grand Yoff beneen Grand Yoff la
sa waa koñ ñoo ko laajte. waaw d'accord naa da nga jël sa caméra wax naa la marché Arafat si biir fi ñu jaayee jën benn mel ni moom si Dakar bind ko nga dem seeti ko nee naa la maternité Grand Yoff comme que nii laa ko def. très bien nga dem seeti ko. monsieur le maire. nee naa la service municipal am na bloc opératoire. demal nga seeti ko. yi ma la wax boo demee de rond-point mairie Grand Yoff tey ni mu mel maa ko def. très bien demal nga filmer ko. monsieur le maire. beneen bi daa wax insécurité. La sécurité est une compétence régalienne du compétence su mairie. def nañu délibération ñun pour créer des brigades dans chaque quartier. préfet ne ma du sa compétence du sous-préfet du sa compétence bàyyi ko ma bàyyi. sécurité état moo ko moom. beneen bi mooy force yi ngay wax am na politicien boo wax fii ne def nañ Grand Yoff 5 milliards assainissement Grand Yoff daf muy ballu du commune mu ci dara bind naa lettre docteur ONAS pour mu recevoir mu bañ peut-être recevoir ma. waaw d'accord léegi nag Grand Yoff yooyu du suñu compétence ñun dañuy ñaan kay état bi. dañu dimbali. Grand Yoff gën ndox mu salte bi mu nekkee. d'accord léegi na leen état bi jàppale ci assainissement lan moo tax nga bëgg a pavé Grand Yoff am na ci carte yoo xam ne mën nañ ko pavé mais am na ci carte yoo xam ne suñ ko pavé tamit su nawet bi ñëwee ndox mi day génnewaat li nga xam ne moom la ñu pavé wala moom la ñu pavé woon lan nga ci xalaat. non duñ def fenn pavé foo xam ne defuñu d'abord ay diagnostic avant fi ñu pavé yëpp ndox mi du ko laal. assainissement moo war a jiitu pavage. am na ko yoo xam ne mën na am pavé. am yoo xam ne mënu ko am. dëgg fi mën a am yëpp ñu ngi koy def. mais maanaam da ngeen koy saytu ba voilà noppi ba parce que laay ñu on a des techniciens. nga man bu ñëwee Grand Yoff moom ñu ko def si mairie créer une administration forte. ay xale yu ndaw. dëkk Grand Yoff ñoo ko dirigé. nekk ay cadres. budget Grand Yoff ñaata la. budget Grand Yoff ay 1 milliard 2 milliards 1 milliard et quelque. lan moo tax ñuy gars yi ñoom ñuy yéex a jox seen payoor yi. un budget. payoor yu agent mairie bi. agent ya agent say agent yow. tey nii fay naa salaire ba pare. waaw vérifier. mais ñoom mais peut-être tey fay nga. waaw mais am na ci kii yoo xam yu bari yoo xam ne dañuy toog yéex a jox seen ay payoor. daa am ñaari catégorie agent moom. mooy yan la. daa am ñoo xam ne. fay nga ñëpp tey ñëpp. daa am ñoo xam ne. daa bi ñuy ñëw ñun. si commune Grand Yoff mosul am permanent commune Grand Yoff. dañ naan fay salaire 13 millions. mu ne commune boo xam ne amul woon ay embauché. Bac 3 ñëwee indi ñu ay embauché. ku nekkoon ville de Dakar di agent ville de Dakar nekk Grand Yoff ñu affecté la fa. ñu affecté nañu 179 agents lañu acheté permanent. suñu salaire jógee 13 millions dem 54 millions par mois. temps bi ñu am 13 millions par mois. temps le président Wade moo fi nekkoon. d'accord mën na joxe fonds de dotation 220 millions. ok d'accord. Très bien. Attends je viens. Vas-y. maintenant bi Macky Sall ñëwee mu joxe fonds de dotation 53 millions. ñu écart bi. salaire yokku na de 13 à 54 fonds yi wàññeeku. année bii la Macky Sall yokk fonds de dotation. maintenant agent permanent yi. payeur trésor ñoom la ñuy gën a gaaw a fay parce que ñooy ay embauché la. ñoom jabate ñu ngi leen di nuyu. lu ñu mën mooy état bi rek ñu yóbbu. moo tax ñooñu la seen di yéex. te du suñu coobeeruñu. très bien mais agent permanent yi. amul kenn koo xam ne. duñ la fay avant le 10. ok d'accord. agent temporaire tamit seen traité tardé woon. waaw fay nañ ñëpp ba mu jeex tàkk. mais monsieur le maire. dama bëgg mu leer rek. weer bii moo des état bi dem na am na yaakaar fii ak bëgg naa suñu fay de. mais kuy permanent. te nga sa salaire. mais ku wax Grand Yoff man am na lu ma bëggoon. ñu insécurité am na lu ma bëggoon ñu dellu si waat ci tuuti. mooy fi Ndoye Bane teg la ko noonu xam nga bi nga dikkee rek bi ñu waxee waxu insécurité wax nga ni état mooy gérer compétence régalienne. waaw mais ci sa politique tey même bu dul dara bu doon ne état moo ko yor chef de famille bu nekkee ci famille wam mu am yenn yoo xam ne dañ naan lii faaw yoon day dem ci yoon mais yow en tant que chef de famille ban politique nga mun a teg rek pour mu am qu'il y ait un petit changement. xam nga ñun li ñu mën a teg bu njëkk bi. waaw mooy dëkk bi leer d'abord. waaw kuy dox guddi. ndax lëndëm bi njaayee nii ci la ñuy nekk. kuy dox guddi. waaw mais yaa ngi si bëccëg. Grand Yoff tey Sénégal dañ ko gënu ko leer ñëwal guddi nga def film. ba ci Arafat gi nga dëkk. Arafat ak fépp laa wax. Arafat ak fépp laa wax. benn quartier Arafat la dëkk man. foofu lañ reyee étudiante boobu noonu. waaw. loo ci wax. dañuy rey ay nit sax màkk ak feneen ak feneen. waaw mais foofu insécurité moom. attends. Grand Yoff sa waay. ay Grand Yoff ay nit ñu baax fa dëkk ay noobu ñoo fa dëkk. non mais insécurité de bi du fa dama nekk diggante Biros Doré bi ba ci pont ba. foofu insécurité am na sax fii. waa d'accord naa mais
il faut nga xam nga looy wax xam non du ma accepter. waaw loo xam ne du suñuy prérogative ñun. voilà. ñu féetale leen. ñun d'abord. xam nga mooy volonté maire. mooy fex créer ay conditions. mooy sama wax ji rek sécurité am. nee naa ko faaw daa ci voilà dara wax. condition bi njëkk. waaw mooy dëkk bi leer nañ ñi. très bien. boo koy dox guddi sa xel dal. deuxième condition bi mooy fekk may nañu ko ñu créer ay brigades de vigilance dans les quartiers. Ndoye Bane nag famille bi mu wax ñu ngi leen di jaale. donte dëkkuñu fi waaye xam naa ne am nañ fi famille ak ay xarit. ñu ngi jaale su ma ñëwaatee ci jeunesse bi. ba ci ñëw ba ci côté environnement. Grand Yoff amul espace vert amu fa. d'accord su du HLM Grand Yoff côté bële. gisoo fa benn bërëb boo xam ni xale yi mën nañ faa fooye amu fa. Grand Yoff amul terrain basket. Grand Yoff amul stade bii ñuy tabax nii nee naa la cité millionnaire ak Arafat suñu dee football xajuñu fa. waaw xam nga wax nga ko. grand amul espace. waaw mais ñi ko jaay suuf ñoo ko def. ñan ñoo ko jaay. Macky Sall ak ay ñu àndal. fan lañ jaay bi ñuy dagg. zone de captage. zone de captage c'était une zone pour capter l'eau pluviale. zone de captage aussi beneen dossier la. non zone de captage ci maire. attends rek je kooku viens. beneen dossier la. zone nag bu ñu koy dagg. waaw. Wade était président. Macky premier ministre. ñoo ko dagg jaay ko. amul école. président Wade ñu ngi koy ñaanal gudd fan. Yàlla ak may wér ko ñu ngi ko koy zone de ñaanal. captage amul école. amul poste santé tey maa fay tax bu bees tax dama xool maa ngi koy commencé tax. bu bees ful. bu ma si paree école laa fay defi. très bien. fépp fu grand am problème mu suuf. boole soo faluwaatee. incha allah. waaw doxal la falu mbiru yàlla. waaw ñëwal waaw mbiru nit. waaw ñëwal. zone de captage man bi ma fa demee. yàlla may ñu wér. bi ma laajtee dañ mu am solo dañ ni ñoom amuñu. mais faluwaat amuñu maire nit yoru ko. ñoom gisuñu zone de captage gisuñu seen bopp ci maire bu Grand Yoff de. mën nañ ko wax. gisuñu seen bopp de. parce que mais man su ma tëddee nelaw. zone de captage tey boo fa duggee dafa leer naññi ama problème lumière tey maa ngi tabax ko pour santé mais am nañu problème lan la bassin Ndoye Bane. mooy captage ba ndox mi mais lumière ba maire bu Grand Yoff def ko fa de. ku ko fa def. ah mais c'est waa ANER ñoo ko fa def. non. kan moo ko. ANER ay professeurs lañ indi. waa ANER ñoo indi ñoo leeral foofu. déedéet poteau électrique yëpp Grand Yoff mairie moo ko def. waa mais foofu nag lañ fa gis mooy solaire waa ANER ñoo taal lampe zone de captage boobu leer man. xanaa dañu def non yow duggoo Grand Yoff. duggoo Grand Yoff dugg naa Grand Yoff bu baax duggal Grand Yoff nga dugg biir zone de captage. waaw nga xool léegi ay poteau électrique la wala ay solaire kese fa ne. dama ne dugg naa Grand Yoff dugg zone de captage waa ANER ñoo leeral zone de captage. bu la neexee mooy pavage bii ngay def nii tey ji pavé zone de captage bii dëkk bi ma fa duggee bët ki démb pavé zone de captage moo gën a yomb pavé Grand Yoff zone de captage mën nga ko pavé sans problème zone de captage kenn defu fa dara waa zone de captage li ñuy wax nee nañ ñoom gisuñu seen bopp ci maire bu Grand Yoff man lii lañ wax ay yóbbante non yow da ngay politique xam nañ la xam nga daa am yoo fi toogal pour ay questions on te comprend mais may ñu yeggali bi scoop la nag on te comprend ñun ay xale nous sommes pas des jeunes may ñu yeggali rek sa voilà zone de captage non dama ne zone de captage aw déglu ma rek non yaa may déglu wax na ko yaa may déglu man awma benn non yaa may déglu déglu ma yaa may déglu parce que yaa ma invité ma yow pour wax waaw mais su ma la posé question dalal rek da ngay bàyyi ma yeggali sama question da nga may déglu kan moo ma yónni da nga may déglu mu wax waaw kan moo ma yónni xam nga yaa tudd Ndoye Bane déglu ma rek waxal ñëpp kan moo ma yónni waaw li ngay wax waaw dafa amul waaw c'est pas ça la vérité waaw kon waxal amul rek mais bul wax ne non monsieur le maire monsieur le maire et tu persistes sur ça en tant que maire monsieur le maire di mer nag yow non meruma grand munoo merloo yow non merloo grand monsieur le maire moi je parle comme ça waaw mais kan moo ma yónni mais parce que quand tu persistes sur des choses yoo xam ne yow wóor na li ngay wax amul waaw mais zone de captage pavé woo ko non zone de captage kii nu mu lampe ya fa nekk ANER ñoo ko fa def c'est pas vrai ah kan moo ko fa def voilà tu m'écoutes waaw waxal léegi monsieur le maire moo ma yónni ah monsieur le maire xam nga ñu la yónni ñan ñoo ma yónni yaa xam ñun xamuñu ko monsieur ces le questions maire là xam nañ fu mu jógee monsieur le maire mais ñun dañoo am un bilan palpable vraiment bàyyi ba ñu yegg si wane damay teg télé di wax ñu filmé muy feeñ yegguñ foofu bu fi yeggee damay teg indi clé jox leen di wax ngeen koy filmé monsieur le maire am na ñuy laajte merci c'est bon macha allah xam naa ne vraiment li ñu la bëgg laajte Grand Yoff mooy maire bi gën a salté ci maire très bien Sénégal monsieur le maire
dëgg la xam nga dëgg la mais ñun bu Grand Yoff mooy commune bi gën a ñàkk sécurité. monsieur le maire dëgg la dëgg la. gis nañu bu la neexee ah donc très bien sécurité nigal ma jël monsieur le maire xaaral ma jël téléphone Ndoye Bane salaamaaleykum waaleykum salaam. ajaratu bisimila na nga def soxna Eva. sant yàlla kontaan ci jot la Ndoye Bane mami. ah Ndoye Bane kii li mu woowee sa tur bi neex na di ziyaare bu baax. ndeysaan. man de lenn doo moom ma tax a dugg tey ci kii bi. yow rek la noo déglu maire boobu tey jii laa ko mos a gis sama maa ngi HLM Grand Yoff depuis 2010. moom mii toog moom miy toog. man de damay bëgg bu paree na la seeti nag ngeen waxtaan loolu lay bëgg encore li ma gën a intéressé nag mooy. waaw ñoom balaa ñuy soxla nit ñi mooy kii dafa jot élection dafay jot. waaw toog nañu plus de xanaa 2 ans wala 3 ans yooyu HLM Grand Yoff laa dëkk. kon bu ko woteel éclairage suñu buntu kër yi la ñuy taal ñun ñooy taal suñu lampe. buntu kër pour mu éclairer. d'accord dégg nga ci. waaw kañ lañu commencé taal lampe yi may wax naan mën naa. monsieur le maire waxal ak moom dafa leer. waaw yàggul bi ñu commencé di taal lampe yi te dañuy taal fii ba të benn lampe taalaat feneen donc éclairage bi ni mu wax nii ne foo dox dafay éclairer amul. gisuma ko fi gisuma ko fi. waaw ñu bàyyi la ak monsieur le maire voilà nangul naa ko xalaatam kii moom na nga ko seeti nag nangul naa ko xalaatam parce que te na nga ko seeti ngeen waxtaan mais HLM Grand Yoff li am solo mooy def naa fédération boo xamante ne yàgg nañ ko mbébét mu të tey boo jugee Pentola dem HLM Grand Yoff esplanade bi ma def foofu guddi boo fa ñëwee nga xam ne defaat na HLM Grand Yoff bu baax a baax seen grande mosquée bi devanture bi yëpp maa ko pare fa la ñu jullee it fa la ñu jullee ay néew fa la ñuy defee seen réception yi d'accord suñu jógee ci pavage bi ñuy wax sànq ba léegi pavage bi sax am nañu ne pavage bi sax am nañu ne lam commencé woon 2014. ca jamonoy xalifa wax dëgg am nañu ne lam commencé woon 2014 ba tey yeggul ajaratu soom waddi nii ndax keroog itam wax dëgg yàlla wax na ci tuuti ñu ngi xaar Dakar changé kanam soxla nañ ko lool et Grand Yoff wax nañ ko fépp rëpp ma mee ngi wax sànq quartier populaire yi HLM Grand Yoff gën a ñàkk sécurité gis na ñàkk sécurité ba ñuy xaleel ca Fass da nga daan gis ay cas d'agression ñuy agressé foofu ay cas wu agression waaye ba nu màggee amatu fa dinaa day barewul ñuy agressé ma wax ko ca kaw feneen ak feneen noonu xam nañ ne ni ma naan premier faire dafa am ndax dégg nga stop agression yow mi nga xam ne yaay maire Grand Yoff ndax yëgoo ngeen am na ko allo salaamaaleykum allo maaleykum salaam bi dellu si waat allo Ndoye Bane wuyu allo oui allo wuyu Ndoye Bane man Grand Yoff laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee. waaw. dagg na. très bien. monsieur le maire. waaw maa ngi doon laajte ndax yëgoo nga ak stop. stop agression bu yëgoo wut ak ñoom dafa war a yëgoo ak ñoom. d'accord li ko tàmbalee pont Sénégal 92. ba nga doon jooytu bokkut ak ba nga mësoon a wax ne xale yi. sama doom ja ci juddu woon ma ngay doxi ay soxlaam. yàlla na yàgg doxi dem naa ci police su Parcelles dem naa ci police su Grand Yoff. ba tey jii nii insécurité baa nga fa ñu ngay ubbi taxi yi di fëkk ay saagu jàmm. da nga ma bëgg a wax ne maire bu ne liggéeyam na mu toll na dëkk ba toll. koo ci wax mu ne la non féetewul ci man Grand Yoff la féete nga wax waa Grand Yoff ñun la non est-ce que féetewul ci Parcelles nga wax ñu ne waa Central la fay monté. d'accord pont Sénégal 92. pont bi li ko tàmbalee Hyacinthe Thiandoum ba jëm pédagogue dugg ci biir waaw ba dugg pédagogue jëm ci biir nuyu xale yooyu waaw insécurité bi nekk ci diggante boobu amatul d'accord chaque jour rey nit xale yaa ngay def lu leen neex dàqajee nit ñi ngi ziar bu baax soxna kii Guèye te mu bokk APR fa lañ reyee doomam jour bi mu tuxu siwee ba ca suba ga fa lañ reyee doomam loolu kay jaale naa ko fii ci plateau bi kon insécurité ba ma nga fa nit ñi jaaxle nañu xëy na bu ñu nee compétence su maire ñu ne déedéet mais maire bi war na jóg moom tamit jóg dox ci ay jéego wax ci ay jéego parce que moom la ñu fal moom la waa dëkk ba war a gis moo gën a jege waa dëkk ba d'accord c'est que benn fii ma bëgg a ñëw ak yow mooy ci sa avant bi ñu leen di jox dëkk ba jox amat ci seen i promesse bokkoon na ci terrain gaal gi da ngeen koy def stade terrain gaal gi defe naa dimanche bi passé rek defe naa ni ku fa dem daal soppiku fa yaakaar naa ni suuf saa nga fa nit ñaa ngay bëre mbappat ba léegi stade bi ma lay wax ba léegi indi la goo ci kii ay leeral
jeune Grand Yoff yi suñuy football yi nawetaan dañuy dem football yi stade Demba Diop stade de l'Amitié ñaar yooyu tëj ña ngi koy defar wala suñu ko amul dañuy dem Pikine ban politique ngeen teg pour loolu jeunesse bi parce que équipe boo dem fii Sénégal am na doomu Grand Yoff donc ñi nga xam ne ñooy kilifay Grand Yoff war nañoo xool naka la ñuy def pour mën a bégal waa Grand Yoff ci côté boobu stade bi ñuy tabax man la Futurs Médias su doon football ak Sen TV sax xajuñu foofu terrain bi dafa ndaw lan ngay tontu ci loolu voilà wax naa la sànq ma ne la Grand Yoff bu ñàkk ay espace def ñu ko suñu bopp ñu fi ne woon jaay suuf si ñoo ñu ko def man su ma ñëwee nekk maire en 2014 fekk fa lu toll noonu loolu laa mun defar mu defar leneen lu ëpp loolu am na ay kër yu fa nekk am na ñoo xam ay titre foncier la ñoo xam ne ñoom instant yi wax ak yow am na koo xam ne indi na titre foncier am na si biir terrain bi 1300 mètres carrés maa ngi xeex ak moom ba du ko jël incha allah rabbi président Macky ñu ngi jàppale si loolu. jox na ay directives pour ñu gars yi bañ a laal terrain. moom président parce que terrain boobu ci biir terrain bi la nekk. mooy terrain bi stade bi ñuy def. waaw am na ko indi titre foncier. dafa am litige dégg naa. waaw daa ko indi titre foncier am na 1300 mètres carrés. ne moom moo ko moom këyit leer la yor. mais est-ce que fi mu ko jaar yëpp leer na comme terrain Castor voilà maintenant. instant bi avec la ville de Dakar moo ñuy jàppale si terrain boobu. d'accord ñu ngi defar gazon synthétique. ville de Dakar moo koy tabax wala commune bu Grand Yoff. ville de Dakar moo koy tabax. ok parce que dañuy def ñu ne waa ville de Dakar monsieur Diakhoune ñoo koy tabax. ñoo ko waaw am yoo xam ne mënuñu ko ville moo ñuy jàppale. d'accord. Adja Sow mi ngi ko fi wax keroog. voilà projet yi mu wax fii yëpp. ñun ñoo ko def suñu propre fonds à part stade. ok d'accord te boobu. comme nañu am mutuelle ak waa ville de Dakar li nga xam ne ñu dañ si war a am ay difficultés mu accompagner. d'accord tey maire Dakar mi ngi ñuy jàppale. très bien. parce que boobu bi Khalifa nekkee maire. waaw dañuy commencé stade. leer na li may wax nii ay marché procédure marché. waaw ba léegi moo ko yéexal. mais terrain gaal doy baan terrain gaal bi nañu jël ci ligne bi. non dama ko bëggoon si yëpp mu leer rek. bu fekkee ne nañu xaaral ñu jël ci kii ligne bi. allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. maman Eva ça va. ça va bien merci. maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp. dëgg la. di nuyu monsieur le maire de la commune de Grand Yoff. man maa ngi tudd Daba Diallo dëkk bi zone de captage. Seydi Diallo bismillah. donc man Ndoye Bane laay tontu. d'accord. parce que dama ne kilifa buñ ko invité. dafa am noo war a waxee ak moom. parce que nit ki booy wax da ngay wax loo maîtriser ndax bu nee waa zone de captage gisuñu seen bopp biir Grand Yoff. loolu xëy na dafa wax moom lu mu maîtriser wu wala comme ni ñu wax rek peut-être day wax pour vexer maire. mais ñun zone de captage fii. 2004 ba léegi ñu ngi doog a yëg commune Grand Yoff. muy ci social muy ci éclairage muy ci lépp lu ñu soxla bu ñu wootee ci commune bi ñëw jàpp. ba barki démb Ndiaye la waa commune ñëwaat fii def réunion pour xool nan la ñuy désencombrer bassin zone de captage. kon nit tam buy liggéey dañ ko war a encourager. mais du ñu wax loo xamante ne dañuy jaxase population bi. ak ñi nga xamante ne ñooy déglu ak ñi nga xamante ne ñooy seetaan. parce que nit booy wax da ngay wax te yàlla tax ndax ku dee yàgg sa bàmmeel. bul xool rek sa intérêt personnel. di xool politiquement di wax loo xamante ne pour vexer le maire. ñun de zone de captage man maa ko wax man Daba Diallo Diir maa ngi dëkk fii. très bien. man damay merci Adja Daba. xam nga fii dañ ci ñëwee dañuy laaj ñun dañuy poser question rek. non am nga droit non. waaw oui ma laa leen di wooye. gis nga maire bu ñu fi invité rek. d'accord dem nañ ci sa gox def fa investigation toog fi lii ñuy laaj ay laaj yu ñu askan yu jox la ñu koy laaj. donc bon peut-être moom mën na wax ci turu zone de captage mais ñama dajal zone de captage waxuñu ma loolu. peut-être que moom liggéeyu maire satisfaire na ko mais am na ñeneen ñoo xam ne nga zone de captage liggéeyu maire gisuñu maire bu Grand Yoff ci seen bopp. effectivement ku nekk mën ngaa waxal sa te moom dafa war a mën a profité sax ci éclairage ak ANER ndax directeur ba zone de captage la dëkk. donc war na cee mën a profité. non man profité wu ma si doolay kenn bi dafa Grand Yoff. non buñ nee profité attends je viens non bàyyi ma leeral sama ay wax. ok continue. waxuma profité ci ñëw ci turu profité dama ne. partenariat la mairie di liggéeyee jumelage maire ak mairie man mii dem naa doxi ko ca ville bu Touba ba ca Abidjan pour ñu nekk partenaire mairie bu Touba ba bii ñu gis nii donc su may wax loolu laay wax mais pas profito bi ngay dégg il faut que tamit nga may nit ñi pour ñu poser la question parce que ñu nit looloo ñu fi bàyyi
yow après da ngay dem ñun dañuy continuer toog ku ñëwaat ñu poser la question. waaw tey j'ai regretté pourquoi amuñu invitation. très bien monsieur le maire da koo regretté. waay monsieur le maire monsieur le maire. gis nañ fii neexaluñu kenn gis pour nañ ñu ñëw ne zone bi nga dëkkee maa ngi koy wax. vraiment dëgg neexaluñu kenn pour ñu ñëw xamal fi nañ ñu ne du ñoom ñoo habilité à chercher aux jeunes. du travail. du dëgg. mais gis nañ ne wax dëgg yàlla Grand Yoff itam. fu bare xaleel la tabaarakàlla. yal na nu màgg te tekki. amiin amiin. lan nga xam ne bi nga toogee ba tey itam. jàppale nga ko ndaw ñi bëggoon nañu nga wax ci tuuti. voilà ñun bi ñu ñëwee déjà. li ñu ko def mooy fexe def ay séances de formation pour les jeunes. séance de formation. parce que amuñu woon possibilité. waaw pour def ay financement. waaw. après si la Khalifa ñëwee en appoint. accompagner femmes yi. d'accord jox leen benn moo tax ñu leen di financer. d'accord maintenant ñun li ñuy def mooy ku am sa projet ñu boole la ak maire Nafi moom moo yore REFCAJ yi. ñu boole la ak. Nafi Touré moom moo yore REFCAJ yi. Nafisa Touré. voilà waaw. mu xool nu mu la accompagner. d'accord maintenant li ñu soxloon mooy dans un premier temps fexe jël le max ñu mën dugal ci mairie bi recruter ñu bari pour ñu mën jàpp ci liggéey ay jeunes Grand Yoff sans parti pris. kooku avancé nañ ci trop. mais liggéey bi du doy toujours da ngay gën a continuer di gën a xool li manquement yi am nga gën a taxaw bon jeunes yi li ñu war def yëpp jeunes yi des na mais il faut ñu gën a xoolaat ñu ñuy def benn politique gën a renforcer jeunesse bi. dëgg la. maintenant sànq ñu ngi wax affaire insécurité tout le temps. waaw. dama leen koy nangu la mais ñu xam ne ñun commune li mu mën. mooy accompagner police rek la ñu mën. sa ñun jël place de police yoon mayuñu ko. wax naa sax éclairage public bi. nee na ASER xaw mooy defar éclairage public. poto solaire. waxuñu ASER de ANER la ñu wax. ANER nga wax. poto solaire yi. ñu ngi yem si corniche bi kese la yem. corniche bi boo duggee biir jël place yëpp. waaw ay poto électrique moo fa nekk. non non loolu je regrette. xaaral je regrette non quand même yow li tax yow man nag non je non dama man fa laa dëkk monsieur le maire allez après fa laa foofu laa dëkk yow da ngay ñëw man en tant que docteur ak inspecteur monsieur le maire allez nga ni ci corniche bi rek la lampe solaire yi nekk mais non nag mais nag soo ma nee nag yaay maire grand na ma jaaxal léegi àggali li nga doon wax voilà poto solaire yi waaw si corniche bi la nekk yi nga fa poto solaire nekk waaw man maa ko identifié maa ko ñu def ko fa. d'accord. fu poto solaire nekk. waaw mën naa identifié maa ko ñu def ko fa. très bien. maintenant. li am solo moo ñu bi ñu ñëw Grand Yoff. li mu fekk éclairage public. waaw 4000 points lumineux la woon. ñun tey ñu ngi 6600 points lumineux. Grand Yoff laa wax je défie quiconque. te yow laa bëgg nga ñëw. insta caméra nga xool. quartier yi gën a leer Sénégal Grand Yoff si la bokk. Grand Yoff si la bokk. maintenant képp ku du Grand Yoff daf benn action daa fekk mairie jox autorisation nga def te teguñu benn panneau solaire fenn. te loolu war naa mën a nekk parce que ñaara mën benn nag. loolu moo baax ak ni population. loolu moo baax la demande est forte. loolu moo baax waaw. loolu moo baax te ñun ñoo jël suñuy point def leen ñu fii lampe def leen ñu fii lampe. d'accord soo jëlee corniche bi ba si terrain bi. waaw fa la solaire yem. boo demee xaar yàlla terrain bii fa la solaire yem. d'accord baan di nga non affaire lampe yi lay nekk man dugg naa Grand Yoff dugg naa zone de captage zone de captage kon boo dugg solaire yaa nga fa ok koñ boo dugg su fekkee ne yaay maire Grand Yoff su fekkee zone de captage ci Grand Yoff la bokk nga wax mi lii man dina ma jaaxal kon femme bi dugg sànq te ni zone de captage la wootee war na dugg leeral yi ba xam zone de captage lampe yi ci tali bi la yam wala mi ngi ci biir koñ bi beneen bi mooy zone de captage am na terrain boo xam ni jëlaaleel ki su tawee waaw kenn dootul mënu dugg zone de captage yow si sa bopp jëlal ki ci li nga dellu si waat allo salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah waa ku baax mi ngeen def ñu ngi sant bu baax sant yàlla Serigne Modou Bousso la allo waa Serigne Modou Bousso Serigne Modou Bousso Serigne Modou Bousso ñu ngi lay ziar bu baax sama xel dem ci Bousso yi ñoo ngi delloo ziar bu baax waaw dañoo déggul bu baax ñoo ngi delloo ziar bu baax jërëjëf sëñ Modou mais Ndoye Bane seen ma bëggoon a dugg ci émission bi vraiment maire yi nañu respecté nit ñi bu ñu leen indee ci télé yi parce que boo déggee ñuy wax da ngay jaaxle yi nga dëkk Grand Yoff ñoom ay jeunes lañu comme ñun
li ñu waroon def mooy bale mbedd yi ala li nga xam ne nii moo gën li gën a yenu maanaam mooy Grand Yoff lëndëm na amut ay garab balewuñ mbedd yi c'est le minimum même bu la état jox ko benn dërëm li nekk ci ay jeunes boo ko feere ñoom Grand Yoff war ko mën a setal même bu amul dara amul lampe amul dara mais na set au moins non vraiment am na ci loo xam ne moom jeune la il est jeune comme nous c'est vraiment ñëpp dañu amoon yaakaar ci moom mais même bu la état defalul dara il y a au moins 5000 jeunes wala 10 000 jeunes à Grand Yoff yoo xam ne boo amee ak ñoom coopération chaque 1 mois war nga bale Grand Yoff ba mu set nga samp ci ay palmier wala ay cocotier wala ay garab. bu boobaa sax nga croiser les bras ñu jàppale wu ñu ma. pour embellissement. ah oui vraiment mais jërëjëf merci beaucoup. merci. merci beaucoup loolu. monsieur le maire de xam naa tey moom da nga yor cahier rek di bind. non léegi cahier ba dañ koy xaaj ci ñaar la nga xam ne réussir na ko ak la nga xam ne moom la. amul lu may bind amul lu may wax il regrette dama l'émission. lay invité. waaw yow nga ñëw. waaw ak sa caméra. waaw nga xool dama ne man fi ma toog nii rusuma nit ñi de yàlla laa rus wax lu ma lu amul benn quartier Grand Yoff bu leerut amul te dama la invité nga ñëw yow guddi nga dugg Grand Yoff nga xool. xam nga wax nag yomb na ku ne mën nga woote wax la neex yaa xam lu tax nga woote mais xam nga dugg benn quartier exemple benn lampe grillée nga ne quartier bi lëndëm na kooku du wax mais sur 100 ampoules bu si 95 tàkkee dëkk bi leer na. zone de captage moom leer na nañ su fekkee sa loxo dugg na ca. man la ñu ngi lay féliciter. man mii la nag. waaw mais nee nga ne li ma jaaxal ne da nga nit yow lampe zone de captage bi ci tali bi rek la yam. corniche bi te biir non ci corniche bi rek la yam. ci biir mooy fan. mais ci biir quartier bi zone ci de biir mooy captage fan ci non comme ci biir man wax ma benn koñ rek na ma fi quartier yëpp ci biir ci bu ci centre dialyse bi nekk foofu te yoon boobu mbedd di zone de captage yëpp dafa leer nañ te ay poteau solaire moo fa nekk. ci biir koñ yi koñ yi. du solaire électrique la ñëwal filmer ko. waaw d'accord amul solaire. solaire bi foofu mooy corniche bi attends je viens xoolal. na ñëw foofu ci mooy terrain déglu ma wax la rek foofu mooy corniche bi. yow da nga ne ma ci tali corniche. si kaw corniche la yam duggul si koñ yi. non non biir koñ yëpp dafa leer nañ. poteau électrique la. monsieur le maire am na beneen ñaan bu leen di ñaan. dama ne lampe courant la du dama solaire. ñu dëkk zone de captage ñi ngi seetaan beneen bi may li ma la bëgg a laaj mooy terrain zone de captage boobu noonu lan nga fa xalaate def am na terrain football bu mag bu fa nekk ay école football booy bari fa la ñuy footballé defe naa waa ASC xaw ma yéeli taare sax fa la ñuy entraîné am na benn équipe bu fa nekk mais terrain boobu su tawee zone de captage day kenn dootul mën a dugg zone de captage ah waaw terrain boobu waaw daa war a am évacuation eau mais terrain bi dafa am problème entre yéeri taal yi ak zone de captage on avait un projet pour defar ko pavé waale ci biir mais problème boobu moo tax mënuñu si avancer ba léegi te terrain boobu Grand Yoff moo ko moom zone de captage moo ko moom yéeri taal yi moomu loolu lañ bëgg régler ba mu fekk boor ñu doog def ay action si biir mais li am solo su ñun tey mooy zone de captage boobu ngay wax ñun liñ si mën ñu ngi ko siy jéem bi jiitu éclairage public li ma fa def kenn defu ko fa deuxième bi mooy poste de santé amu fa maa ngi ko fay tabax c'est bien troisième bi mooy ñu ngi désencombré kii wax sànq wax na dëgg ah waaw. Grand Yoff et dafa c'est partout ah. Grand fépp attends rek Grand Yoff dafa salté ah ah parce que Ndakaaru da ngay sax. dégager ay mécanicien monsieur le mu maire ñëwaat ma jàppale la. Ndakaaru bërëb boo dem am na problème. Voilà. moo tax maa ngi koy wax keroog ba président di prêter serment keroog ñun ñëpp a kontaan bi mu defee focus ci wàllu propreté. parce que dañu soxla loolu. voilà xam nga Grand Yoff waaw dafa bëri encombrement li nga boo désencombré li gën a metti mooy suivi fa lañ koy teg. mooy kenn bañ ñëw tegaat le premier bi ñu ngi programmé pour désencombrer waat bassin bi yëpp ba mu set. bu ci fàtte waa cité Mais- millionnaire parce que ñi ngi jooy ci arrêt clando yi ak garage oto yi fa nekk sonal na leen torop waaw waaw maa ngi ñëw foofu. mën naa jël ki ci ligne bi. waaw, allez-y. dellu si waat ci yow. très bien allo. allo maman Eva. naam kooku du Daba. man la Daba Diallo. Adja Roqe yow duma fàtte sa tur ndax sama doom. depuis zone de Dakar dama laa bëgg. maa la raw. ah Ousmane Ba moo tax ma bëgg la. Ndeysaan. kooku Ousmane sama Ba frère la. waaw du ma duggaat parce que Ndoye Bane dafa newoon ma duggaat. waaw pour nga expliquer ko tuuti. pour ma expliquer gis nga koñ yëpp a leer. ah. Ndoye Bane moom bi zone de Dakar xanaa daa tuxu. Ndoye Bane da ngaa tuxu. non waxal rek dama li may wax laa bëgg
nga su fekkee amul nga ni ma amul rek. c'est pas leer zone de captage waaw c'est pas leer. d'accord. man ba may kaas zone de captage teg. allo allo. xam nga moom mi xam nga non non xam nga moom mi une seconde rek moom mi. monsieur le maire daa amoon émission Walfadjri même doy rek ma expliqué la moom mi di woote daa amoon une émission Walfadjri. temps boobu zone de captage dafa leen demoon cruise. may seetaan émission bi en direct. mu ne zone de captage bokkuñ ci Grand Yoff dafa leen dem cruise. ku wax loolu. femme bi woote léegi nii 4 heures ay 2 heures 3 heures du matin daa coupé rek ma woo ko téléphone. ànd ak sama soxna si. femme bi woote dama waaw Daba Diallo xam naa ko bu baax. ah d'accord. moom moo tax sax ma gën a dugg zone de captage. am na ñoo xam ne ñoom dañuy activé voilà ci émission bi bi émission bi jeexee. waaw ma woo ko 3 heures du matin fekk si la pare. moom mi waaw ma ànd ak sama soxna dem seeti ko. wër foofu yëpp. mu lëndëm yaa ngi madame Diop. waaw mu lëndëm. d'accord depuis boobu ba léegi. soxna si. soxna si zone lay de dëgg. captage. waaw dafa lëndëmoon. waaw dañ faa defoon ay solaire ay poteaux yu jaune. waaw lampe yooyu su tàkkee day mel ni torche boo taal du leer. leeru. après quelque temps après ñu gis fa ñu pauvre jafe fa ay poteaux solaires yi nga xam ne moom lañ tas ci dëkk bi. waaw li ko commencé ci Elton bi. d'accord ba ca fond ba ca xawma nu mu dëttiti fa ñuy jaayee mbaam yi foofu noonu. waaw après lampe yi ñu dugal ko ci biir koñ yi. koñ boo dugg zone captage am na ay poteaux solaires yu bari leer nañ la def. waaw mais nag monsieur le maire dañuy lampe yi ci corniche bi la yam corniche bi mooy li ko commencé ci Elton bi ba ca fa ñuy jaayee yàpp mbaam mooy tali boobu noonu. loolu la monsieur le maire wax man ko lampe yi nag mi ngi ci biir koñ yi. man ko su fekkee yëgoon ni lampe yaa ngi ci biir koñ yi. dina ma jaaxal tant mieux loolu laa ko expliqué. dafa gën même. kon yëgoo woon ni lampe yi ñu ngi ci biir koñ yi. mais fi ñuy jaay yàpp mbaam sax. waaw fi ngay wax noonu. waaw amul solaire. voilà. poto yu jaune ñu fa nekkoon. déglu ma je viens. waaw poto yu jaune yi ku ko fa def. Grand Yoff. waaw fa laa juddee màggee fa yoroo fa. waaw mais dun dañuy laaj rek. voilà des ma su ma laajee. waaw da nga may nangul samay tontu. mbaa du poto yi de. journaliste léeg-léeg la nga wax nag su ma ko gisul fa ma demoon dama naa la gisuma ko. am nga si plein droit. voilà loolu la nangul naa la ko. voilà c'est ça. poto jaune yu fa nekkoon. waaw Khalifa ko fa defoon. waaw bi mu ñëwee maa ko dindi. parce que leeraay bi baaxul woon. doyul ay poto électrique moo fa nekk poto bois moo fa nekk. solaire nekku fa. voilà solaire yi déglu ma rek. waaw solaire yi fu mu ne. man bugguma dara mi ngi ñuy dal quand même monsieur le maire. voilà monsieur le maire xaaral Diop macha allah. bugguma ñu def focus tamit taxaw y' a pas que l'électricité. voilà je pense que war na bëgg gis quoi. non non mais nag Grand Yoff. on a compris xaar leen ma ñëw. li ñu bëgg laaj monsieur le maire bare na. suñ fi jógee daal bu doxul itam yàlla na lépp dox. sama laaj ak yéen moom muy cité millionnaire ma ñëw Linguère dafa am yu ay yëf yu am solo xam nga tey paquet boo dajji rek daf cay am yu ci priorité ci biir priorité. dañu gis monsieur le maire beneen xaw ma nag ndax dañuy wax compétence transférée la ñuy ñëw waxaat encore xale yi dinaay dégg ñu ne mairie bi moo leen may bourse mairie bi moo leen jàppale mais ndax yëg ngeen ne xale yooyu ngeen di may bourse wala ngeen jàppale leen xaw ma ndax da ngeen leen di subventionné ci yenn université yi ak yooyu après seen waajur yi amuñu sax 100 000 francs yi nga xam ne dañ leen war a dolli franchement ñun on en reçoit ici dañ ci jot tout le temps lan ngeen mën a def ba nga xam ne xale yooyu bu ngeen leen gunge ngeen dolli tuuti pour que ñu mun jàng ñu bare may ngeen leen bourse te seen jàng yàqu na man maa leen ko yëgal te secteur yëpp ak commune yëpp nag c'est que peut-être defandoo lépp day compliqué dëgg la am na ñoo xam ne ñun ren ndeysaan ñoo leen fayal année scolaire bi yëpp ah waaw may leen ay aide scolaire dañuy defal mandat nga dem retiré ko dem fay indi ñu reçu bi dëgg la am na ñoo xam ne may ay demi bourse ak ay bourse mais ku ci yëg ñu mën si jàpp ñu jàpp si mais day metti liy dépose yëpp da bëgg leen joxal inscription comme amul budget boobu doo délégué benn jigéen boo xam ne dañu koy jox loolu rek mu topp ci parce que non non ki yore éducation formation jeune fille la sax ah très bien amagul sax borom kër ah bien Fat Diallo maa ngi koy nuyuwaat Fat Diallo moom moo yore éducation formation waaw man école bi ubbi des fois ren def moo ko ak daaw ndax affaire Covid bi dañuy def foire invité ñëpp ñoo xam école privée lañu ñu ñëw pour xale yi ñëwaale xool dafa ñu ay convention d'accord maintenant lépp du mën a mat mais li fera mesure ñuy dem di nga wax nii ñu ci gën a bàyyi xel di xool ni ñu gën a organisé wu ba ku ñu may bourse tamit bu la mënu may dara tamit moo ñu xoolee école bi nu mu la allégé yenn conditions yi maintenant daa wax millionnaire li mu wax il a raison du monde millionnaire dafa bëri encombrement am na ay garage clando noo yeetuñu de waaw am na ay garage clando am na ay garage taxi d'accord actuellement nii
ñu ngi préparé benn phase de encombrement yëpp la ñuy bëgg a raxasaat. mais dindi woon nañu ko ba pare. mais da ngay dindi ñu ñëwaat. maintenant suivi boobu dafa metti parce que oto loxo du ko yëkkati. foog nga am fossé ak plateau. te da ngay loué chaque jour booy def. tegal loxo foofu de waaw balaa nga koo xam sa oto panne ñu ne la lii dañ ko war a kii remorqué. jëlee ko fi waaye man de boobu laay bañ dégg. allo salaamaaleykum monsieur le maire merci. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na nga def soxna Eva. sant yàlla bu baax di la gërëm ci woote bi. sant yàgg. amiin yaa rabbi. ñoo ngi leen di gërëm. alhamdulilah. di leen sant di leen remercier ci initiative bi ngeen jël nii. macha allah. ci waxtaan ak élu commune yi. ndaxte lii lu baax la ci réew mi. waaye dafa war a am saa yu même bu dee benn émission par weer. ci diiru at bi yëpp. dëgg. waaye dañoo seetlu ci Sénégal bu mbir xewee rek lañ koy yëkkati. élection jege jublu ci rek. télé yëpp créé émission jëm ci communes yi. dëgg la. dañ ci war a waxtaan guddi ak bëccëg. ndeysaan. parce que nit ñi dañuy dund saay su ne. seen jafe-jafe ak li ñuy jot a am lu neex ci communes yi. dëgg la. ndax communes yi ñun ñoo leen di élire ñu fa nekk. dëgg la. monsieur le maire mi moom ak ay ñooñam ak ay yeneen naatangam yëpp. boo seetloo gëj nañu leen gis. ndeysaan. ci élection yi la ñu feeñaat. ndeysaan. donc maire bi ñu la élire. da nga war a ba ñu fal la nga toog. da nga war a nekk sur le terrain. dëgg la. waaye li ñu am mooy maire ñoo xamante ne dañuy dëkk yeneen i gox. dañuy toog ci mairie pour nga dugg ci mairie ba fekk fa maire bi sax problème la déjà. d'accord. waaw loolu point la woon. jëm ci Grand Yoff. waaw. man sama wàllu bopp opérateur économique la. waaw. li may fay ci taxe municipale rek. parce que bu weesuwul million bi jege na ko. damay fay taxe publicitaire. waaw. mooy taxe yoo xamante ne lu weeru ci samay vitre magasin yépp ba pare di fay occupation voie publique boo xamante ne. ñoom ñoo ko waroon toppatoo. lu tax ma koy fay sax dañu ne boo ko fayul dañuy indi parking sa kanam loolu yeneen commerçant yëpp noonu lañ koy def wala indi beneen commerce sa kanam. très bien. Grand Yoff su ma juumul mu ëpp activité commerciale. Grand Yoff. donc ça veut dire en retour mu ëpp ay recettes. d'accord. li ñuy xeex ci li jëm ci mairie yi li ñu war a liggéey. du dara nerf bi yëpp xaalis la. Grand Yoff am na xaalis. insalubrité. assainissement. mooy problème bu njëkk. dëgg la. bu njëkk ci commune yëpp. boo maire boo leen fi invité. loolu ngeen di njëkk di xuloo seen problème yëpp loolu la. ndeysaan. insalubrité viabilisation assainissement ndox eau pluviale eau usée. c'est vrai. Grand Yoff boo leen seetloo bu tawee nu muy mel génnal CTO nga am malade muy taw nga génn CTO doo am foo jaar. ça c'est vrai. yoral oto. monsieur le maire. jukki boobu yëpp tegal naa la ko. dama xaw a nuyoo kàddu ak Cheikh Bou Diop moo tax ma doon jukki ko boobu tooñ. yëpp tegal naa la ko Cheikh Bou. sama mbokki maam dafa xaw sama a mbokk. nuyoo moom kàddu Grand Yoff macha tey. allah. waaw. bu tawee dina taa comme yeneen dëkk yi taa. d'accord. mais 3 heures de temps nga ñëwaat Grand Yoff nga xool. 3 heures de temps nga ñëwaat nga xool doo fekk pepp ndox si Grand Yoff. loolu kañ la xanaa nawet bii di ñëw la. yow bul fàtte ndoy baan nga dendool de monsieur le maire. xanaa déggoo loolu ma nawet bi ni ma leen di ëffalaate. mais Grand Yoff su tawee buntu biros doore ba du ndox ma du dem. Ndoye Bane. soo demee yoonu nawetu Grand Yoff man mii maa ko dund parce que booba damaa ëmb. waaw mais léegi xam nga nag maa fekkee la bakkan. Boo doon léegi bàyyi leen ko mu sa àggali. taali bi daaw kaay waa leen ji ko kaay Eva. yow Eva. mami xaaral mami da ngay xaar. sama déglu ko accouchement bala bu mu naan jiitu ba. dañ ñoo yónni. déedéet xaaral man bu ne dañ maa yónnee garab man kenn yónniwu ma man du ma ndawul kenn. li ngeen ci pax yooyu noonu. waaw buntu taali bu daaba googu ma doon jooyal bañ defar ko. waaw ci pax yi laa dugg génn matu. booy accouché waat bi yoon boo demee. doo ko damaa gis. caatlu ci kàttanu monsieur le yàlla. maire. très bien ñu delloo wax la kàddu gi. Voilà. Talibou Dabo, c'est une voirie classée, pas une voirie secondaire.
c'est-à-dire la voirie classée commune amul droit teg fa brique. la voirie classée commune amul droit teg fa brique. li ñuy def ñun mooy négocier ak AGEROUTE tout le temps même en cas de woyaay yooyu. oui xam nga defaran xam nga boo moom fa la dëkk. station. dama faa jaaroon rek. station Shell. pharmacie Patte d'Oie. day taa. fees dara ndox. boobu banda la de. non man la. côté banda yow. Grand Yoff la d'accord mooy millionnaire bi muy wax. D'accord. impasse boobu waa état bi def seen pont bi fermé tali bi. moo tax tali boobu moo tax mu am anarchie parce que kenn mënatu fa jaar dañ ko fermé tëj waa millionnaire. moo tax instant bi dafa ko metti parce que amatul impasse la mais bii foofu di taa ma def marché def ay grille avaloir parce que foofu tali boobu soo daggee tali bi ci digg bi. def fa grille avaloir connecté ko. si réseau bi ñu def foofu am na réseau boo xam ne eau pluviale ñoo ko fa def lépp lañ tëj Grand Yoff doo dox ba gis égo bu ubbeeku. mooy caniveau yi ne si kaw tali yi. du ci ubbeeku à part benn boo xam ne buntu foyer bi ñuy indi ceeb yi la camion bi yëg foofu toj dal boobu ba tey kenn defaru ko. ak devanture defaguñu ko woon. ok parce que dañ koy curer ba mu set pour tëjaat ko. yooyu nag ñaaree nit day romb rek daanu si ci de bàyyi ci mais dañ ko sécuriser. mais lu fermé nañ ko. mais ñoom liggéey nañ ko liggéey bu nice. fermé nañ ko dañ fa daan tuur mbalit. Grand Yoff yëpp dañ fa daan tuur mbalit guddi dafa dugal ay xarak yu deeg yooyu mais gis nañ ni liggéey nañ ko. Grand Yoff yëpp fermé ko. am na 5 kilomètres assainissement eau pluviale lépp maa ko tëj sama mandat laa ko tëj. waaw occupation voie publique bi nag. voilà après ma ñëw ma ne la ñun bi ñu defee ay grille avaloir ne leen ne waa AGEROUTE fii day taa dañ ko fi def xam li mu wax bul xotti tali bi grille yi ba tey mi ngi foofu ma jël ñu ne grille yi wóoluwuñ ko am nañ droit ah parce que ñoo am technicien. dañuy jël ay experts jël leen ko ngeen yóbbu ko xool ba xam ne expertise mais ko occupation voie publique voilà heure bee jot. maa ngi ñëw Grand Yoff nit ñi ci kaw tali bi la ñuy jaay presque fi nit ñi waroon a jaar nit ñaa ngi fa fees del yor ay place nag. waaw ay place lañ ko surtout rond-point bi ci kaw yooyu noonu bi occupé jàkkaarloo banda banda moom jël nañ ay pont moom xam ay nga loolu passerelle doonu ma gisuloo ko occupation voie publique. gis naa ko li nga wax dëgg la ñu ngi ciy avancé bu baax. ah très bien ku fa jaaroon bërki avant may falu. waaw ay mbaar a fa newoon. lu dul jeex. tey amatul mbaar. amul fan. la newoon foofu. waaw boo génnee marché bi. waaw ay mbaar rek la woon. mais soo jógee ci marché bi mel ni kuy dem ci pharmacie Patte d'Oie bi noonu. gis nga na meloon avant. waaw gis nga mais ay mbaala nga fa ba léegi. ma ne gis nga ko wala gisoo ko avant. léegi nii ba ma fay falaa non jaar dama ne. waaw na meloon avant gis nga ko. waaw ak léegi. waaw amul mais changement ba léegi fi nit ñi instant waroon a bi jaar la ñu nekk. dañu ñëw rek commencé def pavage bi foofu dégagé pavé ñaari el yi dañuy dem ba Patte d'Oie incha allah. ok balaa heure bee. maintenant yooyu ay liggéey yu continuer la da ngay désencombre di désencombre kooku da nga koy liggéey tous les jours tous les jours il a raison. dëgg la dañ jënd woon ñëpp. wax nga ñëwaat ñu nañ ngi ñëwaat. ok d'accord te du yoon. wala maintenant ñun nag ñoo war am suñu fermeté en tant que commune. waaw daf ciy baax fexe ba xool système bu actuellement nii on a commandé des cocotiers 120 cocotiers. pour embellissement. pour ñaari el yooyu bu ñu wàññee champ bi ñu pavé def ay cocotiers. yaakaar nañ que nous voilà aussi. man li ma jaaxal léeg-léeg ci cocotier yi da ngay gis cocotier yi mu rafet ba dee waaye du gudd fan. ñetti fan. da ngay ñàkk gis après toppatoo deen ak ñun. léegi si des cocotiers de 3 mètres espérons que. mais est-ce que amul beneen solution bu gën a Mami gaaw Linguère. jeunesse bi bari nañ fa. xaaral poste de santé yi ñuy wax itam gis nañu ay poste de santé yu ñu defar su ma xoolee fu mel ni Gaspard Camara. dama fa dugg benn jamono gis naa ne sax ca gannaaw ñu ngi koy defar sax ñi ngay tabax. di def di yaatal. mais da ngay gis ñun suñu problème monsieur le maire di nga ci joxe sa xalaat. fenn day pare léegi rafet bay bëgg a dee. ñu defar jardin mu rafet bay bëgg a dee mais soo dellu si waatee 3 mois 4 mois doo xamee xar kanamu foofu lan mooy suñu problème. loolu laa doon dugal ci sa question bi mooy que. waaw est-ce que solution mënul amee ci que ne comme jeunesse bi moom ñi ngi fi. waaw te tabarkalla Grand Yoff am na activité ndax côté boo jaar ma nga yëngu. mais jeunesse bi ñi nga fa defuñu dara lu ci ëpp. est-ce que loolu jëloon defoon leen ay équipe yoo xamante ne loolu nga désencombré ñoom dañ fay jaar di xool ndax tegaat nañ fa wala déet buñ fa tegee ñu ñëw signaler ko nga ànd ak police dem yëkkati ko est-ce que loolu ñoom du leen mayum xëy jàppaloo leen ci dara. dindi li nga bëgg mu deñ am nañ brigade pour def loolu. mais bu ëppee noonu bu ëppee doo la mun fay salaire day diis. doo ko mun fay. am nañ brigade boo xam ne ku teg ñoo lay yëkkati. mais police bi mu ñëw tout le temps accompagné. des fois police day chargé. te bu demee day am xeex. soo gisee ñuy xeex pour tabax marché ak marché Grand Yoff
pour ñu ne si kaw tali bi bu ñu paree ñu mën am ay kàddu ci kaw. non sa brigade boobu gis naa leen dañuy liggéey. mais day am xeex yu métti. waaw mais ci nawet bi gis naa leen ñu doon jàppale nit ñi ci ŋàcc ndox meeg yooyu. nan ngeen mujjee woon ak paa boobu nga xam ne sëtam bu xawma doomam dafa faatu woon ci nawet bi mooy ba mu tawee taw bu métti bi biir Grand Yoff parce que daje nañ fa ma doon def reportage ba ngeen ñëw fa Xalifa sax ñëwoon na. bon li ñu mënoon mooy jàppale ko mu defaat kër gi. tabaxaat nañ ko. waaw li ñu si mën def nañ ko mais xaw ma fi mu toll mais jàppale nañ ko ñun. waaw mais soo ñu ko jàppalee xanaa da ngeen fa dellu xool ba xam. la ngeen ko jàppaloon tabax na kër ga wala déet. ñun ak moom ñoo dëkk. waaw mais nu mu mujjee kër ga defaraat nañ ko wala. defar nañ ko moom defar na ko sa boppam sax. ñu ma nga fa dëkkaat ba léegi. mais moom waaw mais moom mi ngi ko jàppale. waaw en parlant de subvention. mais moom moyen la jàpp. ASC yi est-ce que yaa ngi leen di jox seen subvention chaque année comme ni ko bépp maire di defee ñi nga xam ne dañuy les acteurs culturels est-ce que yaa ngi leen di jox seen subvention chaque année comme ni ko maire yëpp di defee. déedéet. lu tax depuis kañ nga leen ko jox. parce que subvention ASC ñun daal ñu yoon may. waaw. da ngay ASC grand yu bëri amuñu récépissé. amuñu récépissé mais affilié wu nañ. affilié mooy lan. bokk nañ ci benn kuréel bu naan ODCAV wala ONCAV. waaw yow aw ma droit def. jaaral boo amul récépissé ñooñu daañu la boot. aw ma droit jaaral xaalis ONCAV. fan nga koy jaaral non pas ONCAV ASC bi nga koy jox directement. voilà ASC yu bëri amuñu récépissé ñun tey zone dañ koy financé équipe nu mu tudd entente Grand Yoff dafa leen financement keroog bu 5 millions jox leen. ASC bu amul récépissé ba tey dina exister. waaw dina exister loolu mais boo koy subventionné il faut payeur mooy accordé. waaw pour ñu dem récupérer xaalis bi jox ASC bu nekk. kon 2014 ba léegi subventionné woo leen. si subventionné leen. ñaata mais nekkul lu permanent nekkul chaque année. jàpp nga at mais nekkul chaque année mais subventionné leen mais bëriwul yàggul quoi. voilà mais. li am solo kon suñu finalu doo ca dem. seen final yëpp maa ko jël en charge. mais loolu du yoon. un maire doit subventionner les ASC ASC yëpp amul ñàkk am respect ñàkk am respect ci yam de partout au Sénégal maire yi dañuy subventionner seen maire soo ma waxee nga ne damaa yónni te wax dëgg yàlla defoo li nga war a def pour ci ASC yi nag wax dëgg yàlla c'est ça la réalité monsieur le maire. ASC yi man musuma dégg maire bu ñu joxewuma subvention ASC acteur culturel nag est-ce que yaa ngi leen subventionné. monsieur le maire maa ngi lay déglu ak Ndoye Bane. voilà gis nga bu ñu deful subvention ASC yi. man sama zone. waaw musuma demande sax nekk parrain zone bi parce que moom fa laa dëkk fa laa bokk. loo bokk kenn du la ca woo. voilà mais zone muy def final. waaw lépp ñoo ko jël en charge pour soulager leen pour après code part yi mën a dugaat ci ASC yi. subvention ASC du obligation ci commune mais li ñu mën ñu mooy def mandat jox payeur. looy def ci sport bi kon ASC yi da nga leen di jàppale maire mënoo ni tey jii ASC bi reconnaître uma ko ndax amuma récépissé après muy final nga cay dem naan dama cay dem. non waxuñu ne. waaw amuñu moo tax subvention am na ñoo xam am nañu. waaw te joxuñu leen subvention am na ñu am. waaw te joxuñu leen subvention. mais procédure la c'est que ñun tey chantier yi engagé dafa di design boo xam ne. bu ñu yóbboo suñu mandat ci payeur. payeur mooy xool priorité de dépense bi. très bien. lan nga taxawal pour jigéenu Grand Yoff. jigéenu Grand Yoff wax naa la sànq dafa am REFCAJ yi. boo xam ne c'est pour les femmes de Grand Yoff chaque année chaque mois kuñ financé mu jeex. ren ñu financé la dañu la seen compte logé ko ENDA te maman Neuf Touré moo ko yor. ñu ngi déparé woon ci ay 300 000 femmes yi mais am na ñoo xam ne ñu am ay 5 millions ay femmes. tout dépend si yow boo liggéeyee ni ngay remboursé. mais du daj femme yëpp il faut montant ñu gën ko yokku. pour femmes yu bëri mën a gën a am accompagnement. très bien. waaw te parce que dimbalu moom du doy. mais Grand Yoff dafa bari ay artistes. waaw quartier la dëkk la carte de commune la boo xam ni mën naa ne Afrique ña nga fa. continent bi yëpp l'Afrique en miniature. ñi ngi Grand Yoff. te dafa bari ay artistes foofu dafa bari ay artistes. voilà lan est-ce que yaa ngi subventionné artistes yi foofu. non defuñu subvention parce que dañu bari. defu leen boo si duggee doo si génn. waaye yow moom li nga deful bari na. mais déedéet. ah déedéet su ma waxee Ndoye Bane yaa ngi koy non su ma waxee non déglu ma day tontu de. déglu ma ma tontu su waxee mu ne ma comme naa la wax lu ma def man. nee na dañ maa yónni. naa la wax lu ma def comme kan moomu yónni. ASC ñu ngi tabax stade pour ñoom. ASC yi. ASC bi depuis ba nga faloo ba léegi stade bi te paye. may ma ma jeexal si may ma ma jeexal terrain gaal gi da nga ne woon da nga koy defar. ba léegi defaroo ci dara. ñu ngi koy tabax subventionné wa ASC bu ko ci bàyyi terrain gaal gi. ah quand même. mais Ndoye Bane moom demul final bay subventionné terrain gaal gi moom demul final terrain gaal gi. waaw
ñun dañu defoon ay poteaux ci biir. waaw muy éclair entendant. BRT bi lépp la daaneel. non ba ngay campagne 2014 da ngeen ni woon da ngeen koy defar. terrain gaal terrain gaal gi na meloon 2014 noonu la mel ba léegi. waaw léegi mën nga ma may une minute. waaw doxalal. soo waxee damay defar terrain gaal. nee na doxalal. waaw acteur culturel yi. waaw. tey maa ngi tabax. non waxal te bul ma joxen rek. maa ngi tabax. nee nga dañ maa yóbbu dama ne. non waxal te bul ma joxen. wala xeex a Ousmane Khalifa Sall waxal jubóo ngeen macha allah. non jubóowuñu de. tey ma jóg waxal kii daf lay cokkaas. mënu maa cokkaas ma. kon kilifa laa mënu maa cokkaas. waaw tey mënoo doo acteurs yi tey. man nit ku ndaw laa rek. maa ngi tabax grand complexe boo xam ne. day am une salle de 500 places amul benn commune. su sa mandat yemoon 2019 doo ko tabax. mais yàlla yemalu ko fa. sa mandat jeex na bu yàgg. mais yoo gis ko nit état la. lii en tout cas. am na yoo xam ne. war na ko commencé président ma koy eggali ko c'est comme ça xam lu am solo. ñii Covid bi mooy leen arrange su woon Covid bi seen mandat jeex. xam lu am solo. mooy nga door teel nga départ. grand tey samp naa ko loo xam ne ku ñëw da nga yeggali. très bien te lu ma tabax na. fa la wax ji jeexee lu ma tabax. waaw fondation 5 étages la. xale yi amuñu fu ñu footballé. Ku ñëw da ngay jox teg. subvention. xale yi amuñu fu ñu footballé. jërëjëf monsieur le maire. dara parewul. mais li pare bu boo ko gis. loo pare. li pare bu boo ko gis. lan moo pare matinée bi pare na. pare na état civil pare na. félicitations Mak Arafat pare na. félicitations jardin Padois pare na. félicitations rond-point mairie pare na. félicitations oui li def nañ jardin zone de captage. félicitations. très bien da nga koy félicité. waaw léegi léegi 100% grand. il faut waaw. apprécier. mais et on se donne la main jeex na apprécier voilà. naa loolu lépp. faut apprécier. waaw li baax moo ëpp li bon. Ndoye Bane apprécier yow jeex non na non dañoo liggéey de. non mais ñi muy waxal. waaw daa day ma si terrain. non bu dugg foofu bu Ñi mi? dugg foofu bàyyi ba boobu terrain bi daa day ma si terrain bi boobaa lay neex. candidat nga candidat boobu. nga élection yi di ñëw. man je suis candidat de rien. sama kilifa xalifa la. sama liggéey moom laa koy delloo. parce que c'est bon mais noonu sa la. kilifa xalifa la noonu la. ñu ngi koy xalifa topp man. ñu ngi koy jaalewaat yaayam wallaay bu sunu baax. yaay Baay bu baax Faalam laa doomam la. du ñu ñàkk ndeysaan est-ce que su la samedi Macha bii di ñëw Allah. du perte sax. kooku ndogal yàlla la. xam nga Ndoye Bane mais yow sa bopp man damay laaj non non c'est que kii. man damay laaj nee na dañ maa yónni. non daa nekk si rôlam. waa léegi doo wax ku ma yónni. c'est un opposant buy préparer ay nit mais bu ñu yeggee si terrain bi ñu xam. waaw léegi jeex na on a tout compris. Très bien. mais li ñu def grand yof bu ñu waxoon dañu wax 8 grand yof. def nañ 5 yi. loolu mooy bilan. soo waxul asafurla sooy génn sooy farax di ko di def sama. waaw mais monsieur Diop yokkal parce que. un maire n'invente pas maire du sos. yokkal. xoolal ndax waa xaaral dama lay xam nga saatu lu mu ñëw man mi ñu nga daas ko tàggoo waale yow it. yokkal parce que Grand Yoff soxla nañu ko. te da nga doon laaj a ndox. kii deful dara Grand Yoff. donc yokkal ndax askan wa yaa leen Très bien. jiite kon da nga leen a war a Monsieur le gën a. maire amiin yaa rabbi Voilà. amiin merci mami Dafa ñu sutura. lan ngay lan amiin ñaanal li may tàggoo rek. mooy ñun li ñu waxoon waa Grand Yoff yëpp. bu dee fukk la defar nañ 8 yi. ñaara si des. donc loolu mbégte la si man. d'accord ku tëdd rek xam loo liggéeyul. yal na yàlla dafa ñu jàmm ñëpp. amiin yàlla may ñu gis dëgg. waaw di ko wax te ban di parparloo. très bien amiin. Mangook jërëjëf kontaan nañu ci recevoir la monsieur le maire di la ñaanal liggéey bi yomb sa loxo bu baax a baax amiin, amiin. li may wax maire bu fi teew premier faire moom faaw nit dana ko dégg loo mënta lu fas daw a daw naka mami ñu làbbali ko. ay ca loolu la Ndoye Bane ma koy remercier bu baax a baax te xamal Khalifa Sall su yaakaari ci kii du faluwaat. moom waaw su yaakaari kii parce que vraiment. loolu du ko wax parce que maire boo. c'est la ngay ree. on a invité nañ ci lu mat 20 maires mais vraiment un maire boo xam ne day énervé wu rapidement ci ay questions yu lay posé yoo xam ne c'est des questions réelles ngay maire comme ça vraiment maire maire buy. Te xam yow nga lu ma ci parparloo jaax. da ngay parparloo di far. journaliste du far man sama yoon nekkul seen Ki boo xoolee xam na ne bu journaliste ngeen bëgg nay far. déggee fii yéen ay ànd c'est pas un journaliste, waaw. c'est évident. ki day far du ma donc voilà. boo xoolee xam ne moom invité naa professionnel. invité naa parce que léegi léegi Ndoye Bane day far du gis dëgg di ko wax carrément. tu es très un bien petit maire. daa muy féete. monsieur le maire waaw merci. monsieur le Merci maire beaucoup. Ndoye Bane macha allah Ndoye Bane monsieur le maire jërëjëf ñoo far yaa booy. ñu ngi lay remercier bu baax jërëjëf yal na liggéey bi gën a yomb je vais inviter un grand maire. kontaan nañu ci déplacement bi waaw nga ñu def ñoo xam ne dañ leen Mami yomb si dañ leen di gis Linguère. si pet moo tax ñuy wax.
wallaay ñu ngi lay delloowaat njukkal bu baax a baax monsieur. xam nañ ñu mu demee de. ñu ngi lay delloo njukkal bu baax laa yónni yow xam nañ loolu. ci teewaay bi nga teew ci émission bi. di ko rafetlu di wax ne ku ci nekk rek dañuy waxal gox ba nga nekk ndaxte ñoom ñoo ñu jox seen ay kii ñu di ko wax. kiy jaar ci yére bi bu rafet bi ngeen gis nag mën ngeen fa doxantu ndax tàngaay bi dikk na mooy comme j'aime couture Mbène Diatta Seck. yow moom dama naan la Seck yàlla na la jàmm sonal lu tax ma réew. yow xam nga ne mën lu baax a tax nga réew. kon yàlla na la jàmm rek di sonal mi ngi ci 77 512 39 25 77 512 39 25 su ngeen gisee nag yeneen son yi ànd ak moom yëpp ki ko def di Amina Mbacke mi ngi ci 77 879 90 50 dem leen seeti fa ami Ana Ndiaye yàlla na sa jàmm yàgg dundal ba énervé chéri Mbay ba yàlla na sa jàmm yàgg. très bien jërë ngeen jëf yéen ñu toogoon jàkkaarloo ak ñun di nu seetaan gis ngeen ko ñaari semaines yi jëm ñetti semaines maire yi la ñu invité am na sunu nijaay bu baax bu wax sànq nee na dañoo bàyyi léeg saa yi ba yenn yi am sa nuy invité waaye dafay baaxal rek macha allah ndax ñàkk xam foofu la ngaañ nekk fa la masiba nekk ne ku nu invité ku ne macha allah daanu taataan xalaatam te gox bi mu dëkk itam yàlla dafay def ñu xam ca dara ne ku xamul woon Grand Yoff tey xam nga Grand Yoff boo xamul Mermoz bu ñu fi invité woon maire Mermoz wala fële ñaari tali Fass Gueule Tapée dana tax nga xam réellement lan mooy réalité dëkk ba te télévision institution la kon institution bu ñu ko waxee yeete moo ko tax a jug yàlla na nu yàlla may dégg ak topp ñu leen di balu àq di leen sopp nag di ñaan yàlla dolli jàmm ju bare bare ci kër yi dolli ko ci bureau yi ci sunu kilifa yi dolli ñu ko ñun itam ba saa su ne rek macha allah nu toog jàkkaarloog yéen ndax ñun ñëpp far macha allah Mia Ndour merci à toi merci à ton équipe may remercier bu baax a baax Ndeyami coiffure sama coiffeuse bu jomba ñaaw boobu ma nga nekk ci 77 648 50 16 77 648 50 16 man nag bijouterie Rotonde dama leen a taamu ma nuyu sama beneen càmmiñu tëgg ndax tëgg yi ñooy sama xarit Mass Touré yal na la yàlla dolli jàmm jërë ngeen jëf mbokk yi ba suba ak jàmm ak cofeel gu dul jeex